damay tàmbali nag sama communication ci wax ci mbirum jéego yi nga xam ni Ngaye def na ko depuis que régime bi nga xam ne nii nekk na fi di ko doxal ci Sénégal bu njëkk bi dañ ciy wax li nga xam ne nii mooy wàllu xarala yi ak artisanat li koy firndeel mooy bi nguur gi toogee dañoo tànn Ngaye def ko capitale de l'artisanat journée de l'artisanat en 2014 ñu célébrer ko fii feete ko fii ci digg terrain bi waa Ngaye yëpp rafetlu ko artisan Ngaye yëpp rafetlu ko ñu leen ciy sant di leen ci gërëm ci kaw loolu ñu indil ñu tamit loo xam ni mooy SECA mooy li nga xam ne ni moo nekk ci buntu dëkk bi muy lan muy place bërëb boo xam ni ñi nga xam ne nii ñooy artisan yi dañ fay dem di fa teg seen li nga xam ne nii liggéey nañ ko di ko fa jaay jënd ak jaay ak weccante vraiment ak yeneen ñi nga xam ne nii ñëw nañ sàkk pour am ci yooyu muy nag loo xam ni lu ñu arrangé la lu arrangé doomu Ngaye lenn rek mooy que ni ouverture bi année bii lañ waxoon ni dañ koy ubbi le ministre ñu ngi koy ñaan mu ubbil ñu ko ndax suñu artisans yi soxla nañ ko. am na tamit lu ñuy tuddee maison de l'outil boo xam ni day tàggat ay ndaw ci métier mu war la ñaw wàllu solaire wàllu bépp xarala boo xam ni ndaw ñi ñu ngi ciy yëngatu ci Sénégal. kooku mu nekk fii te ku ñuy wax suñu xarit monsieur Sy jiite ko ñu koy sant di ko gërëm ci liggéey bi nga xam ne nii mi ngi koy def ak formation yi nga xam ne mi ngi koy jox suñu ndaw ñi góor ak jigéen surtout bi ma ci gën a neex mooy bi Covid bi commencé jeune entrepreneurs yi daf leen ubbil local bi ñu dem foofu di fa defar ay masque di ko baaxee askanu Ngaye Mékhé muy loo xam ne lu am solo ñu koy sant di ko gërëm. bi ci des mooy école bi nga xam ne nii dinañ ko def ci Ngaye muy école de formation boo xam ne day tàggat ndaw ñi ci liggéeyu der bi nga xam ne nii ñu ngi koy liggéey donc loolu moom vraiment ñu ngi leen di ñaax pour que ñu taxaw ci ba loolu antu ndax tamit soxla nañ ko artisanat li fa nekk ci ay ndaw dafa bari te ñu ci bari ci lañu yaakaar pour suturlu jàppale ci seeni wayjur depuis 2014 bi nga xamee ni jàpp nañ ni fii la ñuy feetee journée nationale de l'artisanat boobu la président joxe ndigal pour que tali bi nga xam ne nii jóge na ci tali route nationale bi romb HLM jëm ci wetu raay bi ñu defar ko donc ci boobu lañ ko defaree muy loo xam ni lu am solo la ba fan yi aussi gis nañu programme bi nga xam ni FERA mi ngi koy dérouler ci commune Sénégal yépp li nga xam ne ni Sénégal Ngaye Mékhé am na ci wàllam mu defal ñu ko muy tali bi nga xam ni jóge na ci raay bi jëm côté hôpital ak jóge ci raay bi jëm ci wetu centre ville kooku aussi ñu koy rafetlu waaye nag ki nga xam ne nii moo fi nekk moom amul vision xàmmewul priorité parce que bépp ndaw tey boo fi interroger laaj ko priorité dina la wax ni loolu du priorité axe yooyu mu tànn du priorité ndax maanaam du amal njëriñ bu baax askan bi ay yeneen axe ngi fi tali bi jëm Paal jógee ci angle bi route nationale bi jëm Paal kooku priorité la tali bii nga xam ne nii jóge na route nationale jëm angle Pekes priorité la tali bi nga xam ne nii jóge na Lébu jëm côté Riso mais priorité la parce que ñi koy utiliser moo ëpp ñi nga xam ne ni ñooy utiliser axe yi kon vraiment ñun loolu rek lañ ciy ñaawlu waaye loolu du waa FERA ki nga xam ni moo fi nekk mooy jaawale ay priorité am parce que yaakaar naa ni ci leneen la nekk comme priorité. bi ci des mooy gis nañu jamono yi làmp yi nga xam ne nii waa ANER jox nañ ko waa Ngaye muy programme boo xam ni grâce au gouvernement
et au président Macky Sall moo ko defaroon muy 50 000 lampadaires 50 000 lampadaires yooyu communes yi am na ñoo xam ne jël nañ seeni lamp ba fàtte waaye ñun ki fi nekk comme ni ma koy waxee rek xamul priorité fu mu toll mi ngi calcul mbirum politique ak mbirum électorat toog naan damay xaar ba ñu jàpp wala ba bis bi politique ba élection yi jige ma doog koo def far yàlla mu dem fekk fa ay lamp yoo xam ni bari na parce que ñëpp jël nañ seeni lamp moo waral tey lamp yi nga xam ni am nañ ko doyul te vraiment ni mu ko sampee sax boo ko gisee da ngay xam ni fu am di jàmmam dëkk rek wala fu mu yaakaar ni am di jàmmam dëkk na fa rek mu samp ko fa parce que day nax boppam dafa xamul su xamoon du ko doxalee noonu. beneen bi ci des bu ëpp solo nag bi nga xam ni tey moo ma lëkkale tey moo lëkkale ñi nga xam ni ñoom laa àndal di liggéey suba ngoon gu dégg bëccëg ci dëkk bi ak waa collectif bii nga xam ne nii tey ñoo fi toog di xeexal ak yelleefu waa Ngaye li ñu yel lëkkale nag mooy un problème boo xam ni mooy lëmbee dëkk bi moo tere nelaw askan bi ndax kenn ku nekk xamatuloo foo jëm muy li jëm ci wàllu suuf Ngaye Mékhé ñépp xam nañ ni amatul suuf ci lu ñu wër ñépp xam nañ ko lenn rek la ñu dese ci suuf mooy les espaces verts espace vert yi nga xam ni ñi ko fi jiitu ak ñi doon defar plan wu dëkk bi dañ ko fee defoon denc ko pour que ñi nga xam ne nii ñi ngi dëkk ci dëkk bi mën a am foo xam ni bu ñu bëggee nokki air pur bu ñu bëggee nokki bu jaar yoon bu ñu bëggee féexlu bu ñu bëggee doxantu seen doom yi bu ñu bëggee foofu la ñuy dem loolu fi des moom la nar a dagg moom la commencé dagg te di ko joxe di ko jox nag ñoo xam ni day tànn rek ku ko neex mu jox la day tànn ku ko neex mu jox la waa Lébu récemment génn nañu waa HLM génn nañu Ngaye Diagne fii di parking bii nga xam ne nii moo nekk ci stade bi moo koy yëgal waa Goney Ngaye di ko wëgg a yëgal jeune bi yépp que ni parking boobu dagg nañ ko déjà commencé ko jox ay nit te yii ñuy wax yépp mën nañ leen ci jox ay exemple ay nit yoo xam ni day toog rek téléphoné la ni la kaay jël sa këyit te këyit gam lay jox baaxul may attirer attention waa Ngaye yépp këyit gam lay jox baaxul répondrewul ci benn norme la répondrewul ku ko jëlit ba mu tax nga jaay sa ngor ba defal ko loo xam ne nii moo taxoon mu la koy jox bu robinet yi ubbee kat yaa tooñ sa bopp duma ci yegg waaye yaa tooñ sa bopp ku fi ñëwaat tamit mën na koo nangu def ko neneen delloo ko ñi nga xam ne nii ñoo ko moom kon may wax waa Ngaye jeune Ngaye surtout que ni quartier bu nekk am na ay espace vert yu fa nekk bu jógee nit nag bu jógee lëf jaral ko mu def loo xam ne naka sudul noonu dalay jaral yow tamit nga taxaw ni ko du fi amee man de sama quartier du fi amee HLM bii du fi amee ndax ndaw ñii ma dëkkal bokkal quartier bi taxaw nañ benn yoon ñaari yoon jàmmarloo ak moom ni ko du fi amee kon nag yeneen quartier yi nañ def noonu Grand Fara maa ngi lay wax jeune ndaw yooyu nañ jóg jeunes yi nañ jóg taxaw ñun dinañ leen jàppale bépp démarche boo xam ne war nañ ko ci def auprès des autorités dinañ ko ci def dinañ ko ànd ak yéen waxtaan bii tey bëgguma mu dàkk tey dama bëgg après bu ñu fi jógee plan d'action feuille de route ñu defar ko ensemble topp ko dox ko ba espace vert yi nga xam ne nii moom lañ ñu fi desal pour suñu njaboot pour ñi nga xam ne nii ñi ngi war a ñëw ñu bàyyil ñu ko fi ngir yàlla leneen lu mu bëgg a def nag moom noo ko def parce que li ko fi dese bareetul ma ni même cimetière yi même fi nga xam ne nii janasa yi ni ñuy wax janasa cimetière yi sax épargne bàyyiwu leen ñi fi toog am na ci ñu ko xam am na ci ñoo xam ne ay conseillers xam dañ leen jox ay terrain ci wetu cimetière ñu koy jaay ba mbir mi wëlbatiku seen kaw kon loolu du loo xam ne nii dañuy làmbatu lu ñuy fàng kenn du ko jeex ñun de fas yéene nañ lépp loo xam ne nii
ñi ngi koy wax ci dëkk bi dañ koy teg fu wóor fu leer te nag lépp lu mu ko jaral pour nasaxal dëkk bi ñun dinañ ci taxaw pour jàmmarloo ak moom. mani Ngaye Mékhé at mu nekk dañuy voter budget mais kenn gisu fi benn bant bu ñu teg na ko fii ci xaalisu commune bi lañ ko jëlee amul benn réalisation amu ci yii fondation Sonatel nee na yi GCO mais benn réalisation boo xam ni ci fonds propre la ko jëlee defar ko amul mais loolu naka la mën demee xaalis boobu mais ñun ñoo koy fay ñun ñoo koy génne suñu yaay yi suñu jigéen ñi toog di ñaw guddeeg bëccëg di jaay caaf di jaay beñe di jaay ay dàll tailleur yi mais ñoom ñooy génne xaalis boobu ba pare xaalis boobu duñ ko jëlaat di ko delloo ci ñoom kenn mënu koo xam fu xaalis boobu dugg kon loolu ñu ngi koy ñaawlu ndej mu nekk nag boroom moo koy fajal boppam parce que suñuy jéem ak suñuy Dakar la ñuy dajale di ko teg fii ci maire bi kon nag dañ koo war a sàmm alal jooju képp ku ñu koy yàqal nag war nañoo taxaw def taxaw seetlu nag maa ngi lancé un appel à tous les jeunes ñëpp bonne volonté yi ñu taxaw xool naka la ñu jàmmarloo régler li nga xam ne nii mooy problème boobu parce que ça nous tient à cœur parce que aussi nit ki bu lay dimbali dooni li léegi man li ma waa Ngaye di jox dama koy def sama poche doo ko wax yow fondation Sonatel ñëw di la dimbali GCO ñëw di la dimbali bien que sax loolu mu ñuy dimbalee kenn xamul nu mu toll ba léegi nii kenn xamul nu mu toll te tamit lépp luñ ci def rek ay yaama neex la chantier yoo xam ni yaama neex day ñëw rek jël nit jox ko comme ça bu ko defee kenn du mën a xam ñaata la ci def kenn du mën a xam loolu ñaata la jar ci xaalisu waa Ngaye kon loolu lu ñaaw la lu ñu war a seetlu la incha allah ni ma ko waxee ñun dinañ ci ànd pour continuer li nga xam ne nii mooy démarche yi pour régler ce problème là. li nga xam ne nii moom lañ wax ay aide sociale yooyu nga xam ni dañ koy voté ci budget bi pour jàppale ñi nga xam ne nii dañoo néew di doole ñi nga xam ne am nañ malade te amuñu luñ ko faje yenn courant yi nga xam ni connexion courant yi nga xam ni jàkka yi ak mosquée yi ñu ngi koy am yenn jafe-jafe yi pour fay seen courant ñun suñu mag ñi nga xam ni dañoo dem ba mënatuñoo faj seen bopp ñooñu aide yooyu pour ñoom la waaye aide yooyu mais yaa ma neex moo tax ñu koy def yaa ma neex ku nekk rek ku jóg rek ku ko neex rek mu jox la ko te mënoo ni sax diw ak diw am na ci da ngay dégg rek fondation Sonatel ak GCO ñoom la ñuy attirer seen attention wax leen ni leen nañu ñëw informer l'opinion mecquoise ci li nga xam ne nii ñi ngi koy dugal alal ji ngay dugal ci dëkk bi depuis bañ fi nekkee ba léegi ndax alal jooju xamuñu fu mu aw xamuñu fu mu jaar loolu man ñoom lay artu te nag bët bu rusul toj te am na loo xam ne bu ñu fa yeggee askanu Ngaye Mékhé dinañ taxaw fii ci gaar bi taxaw fii yàq seen liggéey te bu boobaa ci ñoom lay jógee ñaan ñu ko yàlla waaye nag waa Ngaye sonn nañ ci chèque laa jot fii 20 millions laa jot fii 4 millions laa jot fii sonn nañ ci te kenn du xam fu mu jaar kon ñoom nañ jël seeni responsabilité Covid bi nag ma dolli si gestion catastrophique lañ def ci li nga xam ne nii moom lañ fi joxe woon 12 millions 500 yoo xam ni kooku kenn waxu ko moom moo ko wax n'est-ce pas yéen a ko délibéré y a des conseillers ici 12 millions 500 kenn xamul fu mu jaar ay bon 25 lan 25 kilos 5 kilos kii la jox yenn conseils yi te ay ñooñam la koy jox ñooñu dajalewaat yëpp ni ko bëgguñu ci dara ñun askan bi mooñ tax a jóg loolu lu ko gën a ñaaw récemment lañ fi jot 4 millions 500 bu GCO 4 millions 500 kenn xamul fu mu dugg encore kon nag jot na waa Ngaye ñu booloo ñun ñëpp nekk benn ñun dañuy politique d'accord waaye bu Ngaye taxawee lépp lu ñu jàpp dinañ ko bàyyi mu jaral ñu guddeeg bëccëg ñu xar suñu tànk ndax Ngaye moo ñu ñor dara ñoruñu lu dul Ngaye
liñ fi wax lépp d'accord Sénégal mi ngi fi waaye déggu leen fi ñu wax fi Tamba Kédougou wala Richard Toll waxu ngaay lañ fi wax kon nag ngaay moo nu ñor ma leen di ñaan di tàllal loxo ñëpp di tàllal loxo waa ngaay ñu ñëw jàppale ñu ci loolu ñu taxaw ngaay leneen nag bu jotee ñi mën a ànd ñi mënul ànd dem seen bopp lu yàlla def muy loolu man loolu laa gëm man noonu laay doxee di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp ci seen teewaay